بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax di jéggalu nag si kàddu yi ma fi yëkkati tey parce que comme ni nga waxoon keroog rek oustaz ñoo ngi fi te tungu ne du teew ñuy nataal noonu nga xewe woon mais comme si jàng bi la bokk ku nekk daa war a def benn résumé moo tax tey ba ma porté volontaire am fit ak courage sañ en tout cas si ndimbal yàlla ñëw def benn résumé liñ ko jàng début ba léegi si téere bi ak si premier xadis bi waaw mais nag résumé nag c'est pas évident ni koy waxee waaw ndax dinaa def tout ba waxaat le maximum de choses possibles parce que Moustapha moom il l'a fait en 4 ou 5 séances bu nekk 1h30 de durée presque en tout cas dinaa def lépp lu ma mën pour jéem a résumer nettaliwaat tout ce qu'on a appris depuis le début ndax yaakaar naa yonent bi ma ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ni ñi teew nañ ko tëddee ñu teewul ñi waaw kon nag peut-être dina permettre ñenn ñi nga xam ne nekk ñu fi woon ñu def benn mise à jour voilà kon tamit man dama koy commencé comme moom tam fu mu ko commencé woon daa defoon benn introduction bu générale yaakaar naa c'est keroog sëñ Fallou moo ko ubbi muy fàttali ne yàlla suñu borom daf ñu sant ñu nekk ay jullit yu baax te pour nag ñu nekk jullit yu baax daa war a am ay yoon yu ñu war a jaar ay teggin yu ñu war a am mu wax ni téere bi ñu jàng nii téere imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani mu tudd Bulughul Maram mu fàttali ne téere bi ku ko mokkal di nga ràññeeku say maas waaw mais ràññeeku bi nag nekkul juste pour ta gloire personnelle da koy def peut-être sax mais surtout ngir yàlla voilà pas pour se faire reconnaître waaw kon loolu taxuñu jóg quoi voilà léegi nag ba allah gi fàlloo defee introduction bi Moustapha moom tamit oustaz Moustapha moom tamit mu def une introduction générale mu fàttali ne que ne loolu tamit c'est dans la grande tradition des borom xam-xam yi ñoom it suñu ubbi téere wala suñu waxtaan si dara dañuy def benn introduction bu générale moom bi nag si loolu la def mu muy fàttali importance bu am si wàllu sàkku xam-xam ak teggin li ñu war a am suñu sàkku xam-xam muy fàttali ne ku sàkku xam-xam waroo yàkkamti daa war a def ndànk par ndànk da nga koy def pas pour ngistal wala déggtal wala def ko ngir yàlla comme ça mu ko waxee woon nga sellal sa xel ndax yàlla suñu boroom moom xam-xamam bi ñu mu wóolu rek la koy jox nekkul n'importe qui la koy jox kon du importance bi bu war a am pour sellal sa xel soo neen saako xam-xam sa xol waaw su neen saako xam-xam beneen bi tamit muy fàtte ne borom xam-xam yi ñoom ñooy donnu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam si kaw suuf mu wax keroog benn phrase mu ne ñoom du ngeen donnu si dirham wala dinaar maanaam si xaalis waaye si xam-xam la ngeen di donnoo voilà kon ñun tamit nag suñu xamee loolu ñun en tant que ay talibé ay étudiants danga war a fonk borom xam-xam ñooñu mu joxe benn keroog justement benn waxu imam Bukhari mu ne que sàkku xam-xam moo jiitu wax ak jëf voilà donc loolu si loolu la commencé woon quoi importance bu am si sàkku xam-xam ak teggin yu ñu war a am suñ koy sàkku kon fa la commencé léegi nag man tey dama bëgg def benn résumé
pour résumer un peu ce qu'on a vu depuis le début. Et maintenant, c'est mon résumé. Je vais l'articuler autour de 3 parties. La première partie, dama xool ne keroog bi may xoolaat samay notes ak dégluwaat sama MP3 que da nga utiliser ay mots ay notions ay même ça ay concepts yu important. kon nag sama première partie si loolu lay commencer mooy concept yoo xam ne war nañ ko xam ci téere bi. sama deuxième partie ce sera sur le hadith lui-même mooy hadith bi gars yi di téere sànq ba léegi. yéen a expliqué tamit lépp lu ma si xam. sama troisième partie comme ñu ko defee woon mooy nekk si yan enseignement ak yan ban njëriñ la ñu xadis mën a amal suñu jaamu yàlla. yan enseignement on peut en tirer pour mottali suñu jaamu yàlla. kon noonu laa nar a résumé nii pendant peut-être 25 minutes incha allah. kon seen première partie comme ni ma koy waxee woon rek si ay concept la ay notion yu important balaa boobu ñu fàttali ne waaw livre bi téere bi moo ngi tudd Bulughul Maram ku ko bind di imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani moom téere jóge Misra égyptien la yaakaar naa keroog waxoo ko woon mais man keroog maa rek samay recherche ba xam ne fa la jóge waaye keroog waxal nga la am solo mooy da nga ne taalibe mënul ñàkk jëriñoo si moom. Voilà kon kooku c'est vraiment une référence en matière de hadith. On peut dire suñu mën a utiliser suñu terme actuel yi c'est un expert en termes de hadith. kon taalibe yu ngi doon mënul ñàkk jëriñoo si moom si mbirum xam-xam en tout cas. mu wax ni tamit am na tamit yeneen livre yoo xam ne danga def benn commentaire si téere bi ñu jàng nii. bu mel ni Subulu Salaam ak Tawdiixul Ahkaam ak beneen bu tudd Badru Tamam. waaw mooy ñett téere yooyu yoo xam ne ce sont des commentaires yoo xam ne dañ ko def mu nekk ay commentaires u téere bi ñu jàng Bulughul Maram. léegi ñun tamit mu fàttali ne ñun si daayira bi dañoo jotu ndigal xalif général di Tijaan dañ Mansour Sy def ñu ndigal pour ñu jàng téere bi moo tax ñu koy jàng fii. waaw moo tax nag ñu commencé jàng loolu léegi nag premier notion bu njëkk jàng bu important mooy notion bu kii ko xadis ndax téere bi da nga ne téere xadis la ak téere fiqh léegi mu fàttali lan mooy xadis ak lan mooy fiqh mu ne xadis mooy lépp loo xam ne dañ ko jëlee dañ ko askanale si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si 5 critères 5 critères yooyu mooy lan mooy si waxam benn bi sa parole voilà si jëfam dans ses actes mu fekkee benn mbir mu kii saxal ko maanaam qu'il ait donné son consentement et sa validation ça donc ça c'est le 3e critère. Le 4e critère hadith mooy mu nekk un portrait physique de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax benn melo si moom physiquement par exemple ñu ne njoolu woon gàttu woon par exemple ak beneen 5e bi mooy portrait moral par exemple ñu ne par exemple nit ku baax la woon wala dafa laa biir wala dafa en tout cas ku baax la woon jox benn portrait moral benn caractéristique morale bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñeenti juróom critères yooyu noonu la ñuy xàmmee luy xadis léegi nag borom xam-xam yi ñu ne xadis dafa am ñaari partie am matnu ak sanad matnu mooy yaxu xadis bi maanaam le contenu du texte quoi ñu koy waxee texte lui-même loolu yaxu xadis bi beneen partie bi mooy kii bi sanad bi sanad c'est la chaîne de transmission mooy wax ne kii moo ko wax ak kii dem ba beneen boobu bi ñu fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi toujours si mbirum xadis tamit dafa am ay différence yu ñuy def yu la keroog oustaz doon expliqué man dafa am riwaayaatu bil maana mooy maanaam sens général xadis bi par exemple nga jël benn xadis
pas expliquer les mots tels qu'ils sont, mais de donner un sens global hadith bi loolu looy riwayatu bil maana amaana tamit beneen tamit hadith bu ñuy wax riwayatu bil lafsi maanaam là c'est vraiment utiliser les mots tels quels fidèles à la manière dont ça a été rapporté par le sahaba le sahabi waaw kon loolu kon ñaaroo la ñuy def léegi tamit borom xam-xam yi tamit ñu ne tamit xadis dafa am ñetti niveau ba léegi ñoo ngi ci terme xadis ba léegi nga xam ñetti niveau nga xam li ñuy wax xadis marfuux mooy loo xam ne dañ ko askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà marfuux car waxoon nga ko mooy le degré le plus élevé maanaam soo yéeg dem ba degré le plus élevé xadis da fekk yonent bi loolay xadis marfuux beneen bu si topp mooy xadis mawxuuf maanaam c'est le degré qui est juste en dessous mooy si saxaaba bi loolay xadis mawfuux beneen bi mooy mawxuuf waaw beneen bi mooy xadis maxtuux mooy ñeneen ñu si des taabiin yeeg ak ñeneen ñi quoi mooy le niveau en dessous du saxaaba donc voilà donc à partir de là ñu def ñetti borom xam-xam yi tamit ñu uute seen biir ñu def ñetti distinction day am wax nañ luy xadis mais si biir xadis tamit yàlla moo xabar am na xabar li ñu wax xabar li ñu wax xadis ak li ñu wax li ñu wax asar kon xadis xabar ak asar su nee xadis donc comme ni ko waxee sànq ça équivaut ça ak xadis marfuux maanaam day dem ba egg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su nee xabar mooy day egg ba si saxaabi bi su nee nag beneen bi asar mooy nag beneen niveau bu nekk en dessous kon loolu mooy ñetti différenciation yi yu borom xam-xam yi di wax suñuy wax si dem si mbirum xadis waaw kon wax nañu la mooy définition xadis ak yenn appellation yu ñuy wax ci xadis ñu leen di woowee léegi tamit ñu wax toujours ci mbirum xadis nan la ñuy xàmmewee xadis bu wër ndax loolu tamit dañ ko jàng depuis le début mu waxoon keroog ne xadis bu wër tamit am na 5 critères juróom critères su ma juumalee mu wax ne critère bu njëkk bi maanaam dafay nekk musnadun loo xam ne dañ ko askanale ku ko wax par exemple yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deuxième critère bi mu ne bi wasdihi maanaam dafay jokkaloo su ma koy traduire mooy peut-être day am lien logique entre les transmetteurs waaw day jokkaloo waaw nu la comprendre day attaché wu waaw troisième critère bi mu ne yarwihi ñu soloo ko si nit ku maanu adlun nit ku maanu léegi keroog mu fàttali nit ku maanu mooy lan nit ku maanu mooy koo xam ne du def bàkkaar bu mag te du wéy si bàkkaar bu ndaw loolu la woon définition bi mooy nit ku maanu donc loolu ay troisième critère bi quatrième critère bi mu ne daabitun mooy nit koo xam ne day mën a fas day mën a takk nit ku mën a takk mooy lan mooy koo xam ne peut-être naa ko mën traduire mooy qu'il a une capacité d'assimilation retenir day mën tee wax ji quoi comme Ali Bar rek par exemple day mën tee wax ji wax bu leer kon loolay quatrième critère bi cinquième critère bi mu ne an mislihi maanaam kooku mu jëlee ko si ku mel ni moom waaw maanaam ku maanu ba pare mën a takk ni moom wax tamit nag sooy takk dafa am ñaari façon daa am dabtu sadrin mooy takk mooy jàng ko par cœur ak dabtu kitaabin retenir ko par écrit bind ko waaleykum salaam voilà mooy ñaari façon takk yu am kon loolu wax na 5 critères yi waaw yooyu critères la ñuy retenir
xadis bu wër keroog mu joxe benn exemple de sax boobu laay jëlaat mu ne jëlee nañ si imam Malik moom mu jëlee si kii Abu Zinad jëlee si al-Akhraj jëlee si Abu Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaxbalaahu salaata ahdikum iza axdaka tawata iza axdasa tawata hatta yatawadda mu ne yàlla suñu boroom du nangu julliwu kenn su togelee te amul laab waaw kon mooy boobu noonu exemple mooy matnu bi mooy yaxu xadis bi le contenu lui-même léegi chaîne de transmission bi standard bi wax nañ ko mooy imam Malik lay jógee après Abu Zinad al-Akhraj Abu Hurayra ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà kon nag loolu mooy vrai exemple xadis bu wër ak 5 conditions yu mu remplir voilà kon loolu lañ ko wax sur le premier concept mooy concept xadis benn concept bu ñuy jàng sànq wax nañ ko ñu ne téere bi téere xadis la ak téere fiqh donc beneen bi mooy fiqh léegi fiqh mooy lan mu ne fiqh suñu jàngee si on prend l'origine étymologique du mot en langue arabe mooy dégg-déggu xel maanaam compréhension wala entendement wala waaw en tout cas si on traduit mot à mot loolay définition fiqh kaw tamit mu joxe tamit beneen définition bu wàllu bu dem si wàllu dafa jot waaw ma daal na fii beneen condition bi on sànq wax nañ ne définition étymologique léegi définition boo xam ne c'est utilisé par tous les savants maanaam c'est un consensus istilah mu ne mu wax ne keroog ni al fiqh huwa al hilm bil ahkami shariyati al amaliya al muktasabu aw al mustafadu min al adillati tafsiliya mu ne fiqh mooy atte charia atte maanaam ay loi la daal ay décision ay atte charia loo xam ne day aju si jëf yi maanaam jëfu xol la wala jëfu làmmiñ yoo xam ne dañ koy am wala dañ koy jëriñoo jëlee ko si yoo xam ne ay tettal la si ñun lu mel ni par exemple alquran wala sunna wala ijma borom xam-xam yi maanaam consensus des savants wala xiyaas non des na waaw man daal fiqh su ma koy traduire peut-être par rapport ak suñu langage moderne peut-être ñu xam droit peut-être ça peut-être équivalent avec la jurisprudence xaw ma nag loolu la war gën a jege voilà kon boobu en tout cas boobu def définition si wàllu diine la borom xam-xam yi def ni li mooy fiqh voilà kon joxe nañ ñaar définition yooyu noonu léegi tamit borom xam-xam yi ñoom it def seen recherche bind seen recherche ñu remarqué ne fiqh dafa am ñaari partie yu ko composé benn bi mooy ibadat mooy les actes cultuels les actes qui ont rapport avec le culte suñu jaamu yàlla par exemple la prière la prière c'est un acte cultuel benn bi su topp deuxième partie fiqh mooy muamalat les actes culturels ou on va dire relationnels yoo xam ne ajul si jaamu yàlla mais chaque fois da nga koy def par exemple sëy mariage loolu mooy acte culturel kon nag borom xam-xam yi ñaari noonu lañ distinguer si fiqh mu am si fiqh mooy ibaadaat ak muamalat léegi ñoom tamit nag moo tax suñu benn seen téere yi dañ koy diviser en deux parties tamit toujours si loolu la si ibaadaat ak si muamalat waaw donc loolay ñaari notion yu ngi njëkk jàng
beneen notion bi bu si topp tamit wala loo xam ne tamit war nañ ko wax mooy al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani bind téere bi comme borom xam-xam yu bëri suñu bind seen téere dañuy def ay subdivision dañ koy diviser souvent en 2 ou 3 parties moom nag da ko diviser en 2 parties. Première partie mu tuddee ko kitaab mooy téere donc le livre 2 par exemple bi ngi njëkk jàng moo ngi tudd kitaabul taxara mooy le livre de la purification la pureté. Léegi ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau mooy baabu mooy bunt wala chapitre. Donc moom téere bi mu tuddee ko baabun chapitre mu njëkk bi baabun miyaa. Miyaa c'est le pluriel de maun mooy ndox. léegi keroog tamit ñu laaj ci posé benn question ñu laajte lan moo tax ci benn téere bi al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani lan moo tax mu commencé bind baabun miyaa def miyaa au pluriel. Pourquoi il a pluralisé le mot maun. ñu wax ne ci borom xam-xam yi fa am ñetti façon wu ndox. En tout cas ñetti ngir ñi. su ngeen ñetti ngir yi mooy ngir imam Malik imam Shafi ak imam Ahmad. ñetti ngir yooyu noonu danga remarqué ne ñetti façon ndox ñoo am. ndox bu njëkk am enfin bu njëkk tudd mooy ndox bu tudd taxuur mooy ndox bu laab tey laabalaate pure et purifiante. benn bi su topp mooy taaxir mooy ndox boo xam ne dafa laab waaye du laabalaate. beneen bi najis la ko tuddee najis mooy ndox boo xam ne laabul donc du laabalaate tax laabul am sobee maanaam. léegi lan la ñuy wax taxuur keroog joxe nañ ay définition maanaam ay ndox la boo xam ne c'est à l'état naturel par exemple mu nekk ndoxu taw wala neige wala grêle wala glace daal loolu mooy taaxuur ndox boo xam ne c'est à l'état naturel. taaxir mooy ndox bu laab waaye du laabalaate. par exemple ndox boo xam ne dafa am saabu wala diwlin keroog sax yooyu exemple la saa joxe boobu ndox mën nañ ko utiliser ndax amul sobe baax na waaye nag du laabalaate. laab na waaye du laabalaate mooy taaxir. najis nag mooy ndox boo xam ne moom laabul ndax daan sobe ndax ndox boo xam ne mbaam xuux daf ko laal par exemple mooy najis. loolu ñetti ndox yooyu noonu mooy loolu c'est juste si ñetti ngir yi la am mooy ngir imam Malik imam Ahmad ak imam Shafi. par contre ngiru imam kii Abu Hanifa moom nag ñaari ndox la ñoo am mooy taxur ak najis maanaam ñoom pour ñoom daal taxur ak taaxir benn la. voilà c'est ça la loolu mooy même définition bi si ñoom. waaw kon ñu xool ne donc pour l'instant jàpp nañ luy xadis jàpp nañ luy fiq la mooy taaxur taxir ak najis mooy mbirum ndox yi. léegi tamit ñuy laajte fii lan moo tax imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mu commencé téere bi tuddee ko le premier chapitre kitaabul taxara maanaam le livre de la purification. donc même question bu ñu posé la woon la après ñu répondre ko comme sànq da nga waxoon ne fiqh dafa am ñaari partie daa am ibadat ak muamalat. léegi ibadat mooy les actes cultuels ak muamalat mooy les actes culturels. léegi actes cultuels yi nag da fekk borom xam-xam yi suñu bind seen téere yi dañuy joxe priorité actes cultuels sur les actes culturels. peut-être nit ci xam droit ni ñu koy waxee mooy c'est une hiérarchie de normes. waaw loolu la quoi mooy waaw dem hiérarchie si actes culturels yi ak actes culturels yi. léegi ñoom nag suñu bind seen téere yi si ibadat bi la ñuy commencé après wax si muamalat yi. daa fekk nag si ibadat yi julli tamit moo si jiitu. comme toujours dans la hiérarchie
ibaadaat léegi na si biir ñoom nag julli moo si jiitu ndax keroog tamit wax ne ne alquran moo ko wax mu ne wa maa umiru illa liya'budullaha muxlisina lahu diina hunnafaa wa yuqiimu salaat wa yutu zakat donc salaat ak zakat julli ak asaka ñoo jiitu kon nag ñoom tamit suñuy traité su yooyu sujet seen téere yi julli la ñuy commencé ak azaka léegi nag julli dafa fekk mënul am tant que laaboo moo tax nag moom mu commencé téere bi tuddee ko kitaabul taxara maanaam le livre de la purification parce que la purification c'est une condition on va dire sine qua non pour que julli mën a am loolu tax mu commencé téere bi julli xam na heure def na des na waaw mën nga dem 5 minutes bu ko defee ñu après ñu julli voilà kon loolu taxoon nag mu commencé téere bi par le livre de la purification Kitabul Tahara voilà donc loolu mooy son première partie mooy wax na nga luy xadis mooy tous les concepts là luy xadis luy fiqh luy ndox bu taaxir ak najis ak la moo tax borom téere bi mu commencé ko par Kitabul Tahara léegi nag sama deuxième partie résumé bi dama koy commencé dama koy def sur le hadith lui-même léegi hadith bi lan la wax sànq loolu la kay doon tari sànq mu ne an abi hurayra radiyallahu taala anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal xillu maytatuhu mu ne axrajahu arba wa ibn abi shayba wa lafzu lahu wa saxaxahu ibn xuzayma wa tirmizi wa rawahu malik wa shafi wa ahmad kon loolu mooy kii bi ko xadis bi loolu xadis bi kon fii ñu koy traduire mu ne di nga jëlee nañu si abi xurayra saxaabi la bu mag la ñu ne sax peut-être moom c'est le saxaabi qui a le plus rapporté de hadith dindil peut-être waaw moom la sax waaw keroog jox nañ ñu ne 5734 la waaw il a donné 5734 hadith mais moom son vrai nom si téere bi c'est marqué en note en bas de page ñu ne son vrai nom moom tudd Abdourahman ibn Sakhir ad-Dawsi loolay vrai turam mais ñoo ngi ko woowee Abu Hurayra maanaam kiiwam la quoi surnom la parce que Hurayra mooy muus bu ndaw si làkk arab kon mooy borom muus bu ndaw bi daane ko nit koo xam ne chaque fois fi mu ko fekkoon rek da doon nekk ak benn kii mu ne muus bu ndaw moo tax ñu tuddee ko noonu quoi Abu Hurayra radiyallahu taala anhu yal na yàlla kontaan ci moom waaw mi wax la keroog ne fii tamit saxaaba yi loolu la ñu wax ci ñoom suñu tuddee saxaaba dañu wax radiyallahu taala anhu suñu tuddee yàlla suñu borom ne Allah azza wa jal par exemple suñu tuddee yonent yi ne sallallahu alayhi wa sallam suñu tuddee borom xam-xam bi ne rahimullah voilà mu ne kon gërëm nañ si Abi Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na si mbirum géej huwa tahuru ma'uhu mu ne géej ndoxam dafa laab tey laabalaate mooy sànq mënu expliquer taaxur bi moo nekkaat nii maanaam ndox boo xam ne dafa laab day laabalaate alors loolu lu muy signifier mooy maanaam mën nañ ko utiliser pour jàpp si sangu si ak dindi si sobe kon su ne lu laab te laabalaate c'est ça la signification kon ndoxu géej dafa laab te day laabalaate mu ne alxillu maytatuhu meddam dafa daggan lekk meddu géej daggan na
am na lu ma fàtte sànq mooy damay rappeler ban contexte la xadis bi ñëwee loolu laa fàtte wax sànq ndax yaakaar naa fa xam solo